tàmbali rek war na leen mën a xaw waxal mënatoo def lu ñu bett lan moo tax marché nga ak waa Charlie Hebdo àdduna tërët yi lan moo tax àdduna doy waar yàlla moo bind bakkan yàlla moom dee moom rek moo am pouvoir boobu moom yàlla suñu borom waaw rey su loxo yi suñu borom la nekk mais dafa am yoo xamante ni nag dañ koy sabab balaa ñoo wax dara dañuy jaale waa Casamance yëpp di jaale waa Sénégal yëpp ci naqar wi nga xam ni man ba ma ko yëgee daf maa def choc wallahi ba ma ko yëgee daf maa def choc muy 13 personnes compatriotes parce que ay compatriotes lañ yoo xamante ni boom nañu leen ñu ñàkk seen bakkan ay ndaw yoo xam ne dañoo demoon di uti bant ay bandi parce que man duma leen wooyee rebelle duma leen wooyee dara ay bandi lañu ay doomeram bett leen simmi leen tëral leen roose leen ak ay bal di ko naqarlu nag bu wér a wér waa mouvement dafa jot yëpp ñu ngi jaale Sénégal gépp mais plus particulièrement tous les ressortissants de la basse Casamance ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaaran aljana firdawsi mais di naqarlu aussi li nga xamante ni ba mu amee un ministre de la République def na ko muy doomeram ji nga xam ni Youssou Ndour nga xamante ni yëg na ko ils ont été abattus à 16h30 concert bi foog naa 22h la woon 21h 22h kon Youssou Ndour était informé Youssou Ndour avait largement le temps pour une fois dans sa vie de montrer qu'il est patriote pour une fois parce que man musuma gis benn geste Youssou Ndour def ko mu doon loo xam ne c'est patriotique mais l'occasion lui était offerte malheureusement il ne l'a pas saisi l'occasion lui avait été offerte lors de son précédent Bercy mais il ne l'avait pas saisi aussi boobu dafa jotoon mu wane panafricanisme Afrique bi muy mbubboo naan africain yi ñun Afrique nangam di duul Bercy bi muy xew bi muy dóor Bercy ñu ngi jël suñuy frères suñuy compatriotes ay africains nit ku ñuul di ko jaay libi Youssou Ndour il avait le cœur la tête à chanter et à danser dama ne dafa jot ñi mel ni Youssou Ndour classe Youssou Ndour gii ñu éliminer leen totalement reye leen parce que Sénégal soxlawul genre ñu ci mel nii Assane Diouf nag wax na ci Youssou Ndour waxati ci Youssou Ndour waxaat ci Youssou Ndour mais da ngay gis ay nit jóge fële naan woy ay soxor la mais dëgg bu jotee nañu wax ni dëgg la daal ay Youssou Ndour mooy seen baay ay Youssou Ndour mooy seen maam ñun lijjanti wuñ loolu Youssou Ndour man werantewuma ndax mën na woy wala mënul woy affaire bi nekkul foofu nekkul ci ay dafa mën a woy ay man Youssou Ndour yàgg naa ko wax dama ko daan déglu suba ngoon guddeeg bëccëg woyam yëpp mani woyam yëpp de 88 ba 2007 Alsama Dey amul cassette bu ma ci amutoon laa wax kon man mën naa ne fan si Youssou Ndour bu mag a mag laa woon mais man sama patriotisme moo féete lépp kaw dès lors ma découvrir que ni Youssou Ndour markatu taat la Youssou Ndour ab doomeram la Youssou Ndour du dajjaw ndeem boppam la fi nekkal ay intérêt rek lay sauvegarder lijjantiwul fi sénégalais yi nekke moom l'essentiel daal moom nay poosam di tooy
Youssou Ndour déjà c'est un hors la loi may fàttali sénégalais yi ne Youssou Ndour ministre la ba pare di am ay activité yoo xamante ni dañ ko sax tere ay fonctionnaires simple fonctionnaire les agents yooyu noonu dañ leen ko tere mais Youssou Ndour lui il se permet d'être un ministre mais en même temps di def business am chaque fin du mois dañ koy defal virement dafa am passeport diplomatique parce que ministre de la République la est-ce que yéen a ngi may dégg maanaam Youssou Ndour mën naa ne Assane Diouf moo ñu ko gën a xam Assane Diouf moo ñu gën a xam kan mooy Youssou Ndour wax na ci débat ci wax ci lu leer nañ loo xamante ni kenn mënu koo dindi mais naafequ sénégalais yi di def amalgame Assane Diouf musul toog ne Youssou Ndour mënul wéy musu koo def mais jikko Youssou Ndour lañ doon xamal kan mooy Youssou Ndour mais tey mu ngi nii boom nañu suñu ay compatriotes attentat laa wax attentat parce que lii benn tubaab bu ci bokkoon li xew Casamance benn tubaab laa wax benn tubaab bu ci bokkoon ñu ne français la moo xam yalwaankat la moo xam tekkiwul dëjëw ndeem di nga gis France 24 RFI RTS ñëpp di tëb di dal commencé def ay reportage góor guddee bëccëg édition spéciale mais man ba tey ba sànq ba nii lépp liñ ci yëg c'est grâce à l'internet kon ñun ñu ngi ñuy saaga mais ñun duñ leen noppee di saaga yéeg nañu leen te duñ leen wàcc waaw gannaaw bañ leen jaalee dañuy mënuñ leen a fàtte dinañ leen ñaanal lu ñu mën mais tey foog ma xorom barke Serigne Bamba foog ma xorom Youssou Ndour xoolal Youssou Ndour moom xoolal yow dama lay épargner Assane Diouf laa lay bàyyil yow Youssou Ndour Assane Diouf laa lay bàyyil mu xorom sa job bu ndey bu ma paree bu Assane Diouf paree ma ñëw xorom job bu ndey Abdou Diouf nga xam ne il est le xoolal l'homme le Sénégalais le plus inutile parmi les Sénégalais mooy Abdou Diouf. ila Touba defar leen tali yi askan wi di jaar di xëy di liggéey ba pare Touba at ba at la fa nit ñi di dem murid yi mën nañ koo defal seen bopp politique bu katt ndeyam bi ngeen nekk ci réew mi ngeen di bàyyi politique seen doomeraam yi sàcc yi ay Amadou Ba sàcc waaye boo amee njiitu sàcc bu fekkee président moo ñëw ci réew déclaré ne am na 8 milliards ne dañ ko may ki ko may taxaw ne musuma koo may ba pare mu continuer yor alal bi ba pare di jël alal réew mi di ko dénk ay rakkam ak ay goroom ak ay jarbaatam ak ay géwëlam ak ay mooy Youssou Ndour fan la war a nekkee ministre conseil warul nekk ndeyam sax taaxuraankat ci gouvernement Sénégal ba fay nekk ay ministre conseil ay ministre de la xawma naka lañ koy wax ñii ñoo ñàpp ndey ñii ñoo yabaate ay sàcc laa wax ay sàcc ay milliardaire yoo xamante ni tekkiwuñu ndeyam nag biir Sénégal ñëpp ay sàcc lañ ñëpp koo ci dem kër maamam wala kër baayam na mu meloon la mel ba léegi ñuy dawal ay oto yu seer yoo xam ne bu oto bi accidenté wala mu am problème sax doo ko mën a defar ba pare naan milliardaire la famille Ndour nga xam ne oto yi ñu yor yëpp ay oto sàcc la Bouba Ndour oto yi mu yor yëpp ay oto sàcc la Amérique laa nekkoon Bouba Ndour man la Assane Diouf xam nga Ousmane Tounkara yéen waa TFM xam ngeen Ousmane Tounkara that's my friend depuis 2001 ba léegi man ak Ousmane Tounkara bis bu ne semaine bu ne dañuy déggante yéen a ngi fàttaliku xaalisu malaria bi yéen a ngi fàttaliku xaalisu malaria bi 10 milliards yi mujjee ñëw ci malaria bi yéen famille Ndourène sàcc Youssou Ndour laay waxal nag yow Youssou Ndour xaalisu UNICEF bi tamit yaa ngi koy fàttaliku génneel ndey xaalisu réew mi jox ko waa réew mi sàcc bi nga doon ngay wax ne milliardaire la milliardaire u sàcc kay milliardaire u doomeram
Médina di tiitaroo Médina ba mu daj benn employé nga fa am TFM ba mu daj benn nit moo fa dëkk Médina ñu ci des ñëpp ay doomeraam lañu dëkkuñu fa waxal patron Dakar parce que Macky Sall moo lay wax li ngay def opinion réew mi ay fen ay doomeraam yu tekkiwul cottu ndeyam fekk Assane Diouf ñëpp dama am ay doom dama yor ay doom Sénégal yor ñaari doom yu ndaw Amérique 2001 laa dugg Amérique bi ma duggee Amérique ba léegi musuma sàcc musuma taxawaalu man duma doomu cottu ndeyam yiy sàcc duma doomu saram ndeyam yi nga xamante ni tamit xoolal dañoo jël oto jaambur yi gaare ko ci seen parking yi ba pare di wax naan ba xam nga ay dila lañu dila da ngay moom li nekk ci dila bi yëpp mais jël ay oto jaambur bu nit ñëwee di waxaale sax da nga naan ko xaaral ba suba pour mën a wax ak borom ba pare ay. waaw kooku mooy le grand Assane le grand patriote. Plus ñuy gën di dem plus l'histoire lui donne raison lu ñuy gën di dem histoire di gën a jox raison Assane Diouf lii yëpp Assane Diouf wax na ko te des na Assane li mu wax ëpp na lii archive la mani archive la te bibliothèque la mu ngi ñu téye kenn du Assane Diouf bu ñuy wax patriotisme rek kenn du Assane Diouf billahi wallahi taalaahi xam nga ñun dofuñu waaw ay père Ousmane Dramé bu ngeen ko déggee mu ànd ak Assane Diouf ak xam-xamam ay Mouhamadou Fadel Niang ngeen dégg leen ak seeni xam-xam bu ñu demee bay am ay soutien intellectuel Assane Diouf da ay dooleram ay xaj ay gaa yoo xam ne jànguñ ñoo topp ci ginnaaw ñi topp ci ginnaaw Assane Diouf la majeure partie ce sont des diplômés ay nit ñoo xam ne dañoo jàng yeewu xam àddina mais Assane lii père Ousmane Dramé di wax l'éveil des consciences Assane loolu la def dafa ñëw ibbi bopp yi yee nit ñi doon ñu avertir gaa yi soxori doome xaraam yi taxaw di naan way tourlé yono bo grand bi waayu kii nangam commencé ko waa di jégalu bu wér a wér waaw di jégalu bu wér daa am ku ma dagg di ma woo ci sama téléphone gars yi moom mooy loolu ay dooméram lañu rek mais fi ma tolloon mooy que ni Assane Diouf ñi ko topp ñëpp toppuñ ko parce que jëmmam ji la wala daf ñoo liggéey li ñu bëggoon dégg li nga xam ne ñun dañ ko bëggoon a wax bëgg koo jëf Assane Diouf ñëw di ñu ko may kenn du Assane moo tax duñu noppi di tudd sa tur Facebook bi moom bés bu yàlla sàkk ñu naan diw mooy borom Facebook yooyu yëpp ay waxi duul la fii à part Assane Diouf kenn live fi lu ñu xam Assane moo fi toogoon di live di def loo xamante ni bii wax dëgg yàlla doon na dugg ci nopp Macky Sall waaw ñun nag boobu léegi ñu ngi jéem pour li ñuy wax dugg ndey ci tuunu Macky Sall mais dafa mel ni ba tey mooy loolu mais Assane ba mu daan wax Assane Diouf ba mu daan wax daan na yegg directement foofu dama leen di mayaat Assane Diouf su Assane paree ma ñëw daxin da jëw ndeyu Abdou Diouf l'homme le plus inutile du Sénégal dooméram du siècle doomu sarap ndem bi l'homme qui nous a retardé pendant 20 ans kooku laay ñëw daxin mbëpp ci biir dëjëw ndem nag waaw moom Abdou Diouf mu xool ba xam moom lan la ñuy yabee bay dem
dénkul sëriñ bi xalif général des Tidianes dénku ko sénégalais yi dénku ko waa parti socialiste dénku ko Khalifa Sall nga xam ni Khalifa Sall ci kanamam la nekkoon mais dem di ko dénk dooméram ji nga xam ne moo ñuy lor moo ñuy sànq muy Abdou Diouf kon sama gaay dama leen di mayaat Assane Diouf ndax moom duñ ci doyal. xool leen Amérique ñi ngi dimbali yeneen réew yi ñuy xeex seen liberté bu ko defee ñoom dootuñu dimbali kenn ñëpp moom seen bopp freedom ñoomee président yoo xamante ni dañu wax ne oh nañu contrôler sénégalais yi contrôler journal yi jiital waa réew mi napp leen parce que ay français leen jiital Macky Sall yaa ubbi sa lëfal ndey Macky Sall laa wax nag Macky Sall doomu Kumba Timbo ak Mamadou Abdoul Sall Macky yaa toj sa lëfal ndey Macky Abdoulaye Wade gor la nag Abdoulaye Wade gor la moo tax xoolal lépp lay fekke bu ñuy toroxal sa lëfal ndey Abdoulaye Wade da koy fekke te li ma gën a kontaan loo mooy Karim Wade ngi dund Assane Diouf fa ngi dund sëñ Mamor Mbacke ngi dund seede ma démb ci samay saaga parce que mënta saaga te fan yëpp maa ngi koy saagaal te xam naa ne sëñ Moustapha Sali wa ngi dund sama yaay ngi dund ba léegi ñaanal leen ko mu gën a am wér gi yaram parce que dinañ gisante te Sénégal laa koy fekk Macky Sall man Assane laa tudd Diouf laa sant suma papa Ablaye la tudd Cheikh Anta Diop mooy suma nijaay Cheikh Anta Caytu sama yaay ñi tuddee ko Daba Segou Serigne Moustapha Caytu maam Cheikh Anta Segou yow mënoo dekkal Segou te yow doo dekkal nasaraan biir Sénégal moo tax fu ma la fekk dinaa toj sa cottu ndey Macky Sall fu ma la fekk dinaa kat sa ndey man maa ko wax man kenn mënu maa tere saaga parce que li may saaga xam naa ko ñi xamul li may saaga nag bu leen neexee ñu toog rek yor seen làmmiñ parce que yow yaay suukari seen café mais man suukaroo sama café Macky Sall complot bi dafa yàgg Macky Sall laa wax lii may wax nii sénégalais yi gën leen partager vidéo yi parce que Macky Sall laay waxal nag Macky Sall complot bi dafa yàgg Macky Sall complot bi di attaayal Idrissa Seck sa jabar di ko toggal ay mbaxalu Saalum ba bëgg a tëdde Idi ndax nguur jóge foofu tëdde ñeneen ñëpp parti démocratique sénégalais Farba Ngom Farba Senghor mi la yóbbu woon présenté la parce que dem nga ba am ci mbaaxu papa Abdoulaye Wade dem nga ba am fa tur ba ñu jox la fa branche te mosoo jox la papa Abdoulaye Wade boobu ñun ay xale lañu woon ñi ngi woon ci ginnaaw papa Abdoulaye Wade Macky Sall Abdou Diouf ñun ñoo téegal ndeyam génne ko Sénégal ñun ñoo ko bëggatul woon du woon Abdoulaye Wade ko bañoon de Macky Sall Abdou Diouf moo ne woon mooy sa baay saaga sa ndey bi ngay nekk étudiant Macky Sall Abdou Diouf ngay martaatam tey di bundu xal papa Wade xam ne samay fan yi moo la tere nelaw mais da ngay dellu passé nga seetaan première vidéo bi ma la defal ne naa la fii ku fi toroxal sa baay ñu toroxal sa ndey te bu ñuy toroxal sa ndey dañuy jël potu tamaate la ñuy jël di jàmb rek
Macky di jàmb rek di jàmb rek ba keroog xol muy jàmbaajoo loolu tax Assane Diouf fi lay toog di jàmb sa lëfal ndey di jàmb rek te doo ci mën cott ndeyam loo mën bloqué compte loo mën Interpol ana Interpol egseegul ba léegi de Macky xam naa ne dem nga fi vacances giseeg sa papa Abdou Diouf ak français yi di fen sénégalais yi Macky xam naa li nga fa wax Macky xool seddati na instant bii nii sama xol daa sedd guy ni glace ndax Assane jàmboon na ko jëloon na tomate ji di jàmb lëfal ndey Macky Sall man nag tey lëfal ndey Abdou Diouf Abdou Koumba Dem doomu Koumba Dem yow Abdou Diouf tey laay xoolal ngare la sa dëjëw ndey fas yéene cee toggu dëxin Assane jàmb na tomate bi ba noppi man maa ñëw nag sóor man maa ñëw rosi ci sa biir dëjëw ndey yow Abdou Diouf Sénégal depuis 1981 ba 2000 Sénégal avancé wul anyeerul dafa taxaw benn bërëb rek waaw dellu nañ ci ginnaaw sax tuuti ndax ay dévaluation ndax traître boo xam ne daf fi toogoon ndax benn traître bu ñuy wax Abdou Diouf toogoon suñu bopp réew di ñu gouverner ndax Abdou Diouf traître la lâche la tubaab lépp lu mu wax rek boo xoolee ba ci biir dëgg la tubaab daf ne qui se ressemble s'assemble bu ngeen gisee Abdou Diouf Abdou Diouf ànd ak tey Macky Sall c'est parce que dañoo niroo ndey jikko maanaam man Macky Sall ni muy doxalee nii daf may fàttali ay année 93 ay année 94 ay année 95 année yooyu la may fàttali mais en plus pire waaw 1993 nga xamante ni ñoxor njaay ñu téegal sa ndey ci kaso bi loolu yëpp Abdou Diouf moo koy digal Macky Sall ñoxor njaay ñu téegal sa ndey ci biir kaso bi loolu yëpp Abdou Diouf moo jël ay pion yu mel ni Ousmane Tanor Dieng xam nga dooméraam yooyu ay Moustapha Niass ay Djibo Leyti Ka doomi sarab ndeem yoo xamante ni tey balaa maa dee lenn lañ leen di taggee ay homme d'état lañ lan mooy homme d'état ci kër àddina bu dee homme d'état mooy ñoom Moustapha Niass Tanor Dieng Djibo Leyti Ka lii ñu doon mooy homme d'état yàlla bu ma ko doon ci kër àddina seen dëjëw ndey Abdou Diouf dinaa daxin ba daxin fu dara nekkul sa biir tuunu ndey Abdou Diouf yow laay waxal gardien de la constitution du mën na la Mansour Mbaye di waxee Mansour Mbaye ma ko doon wax sax dëjëw ndeem moom Mansour Mbaye képp ku bëgg Abdou Diouf ka ko bëggaat dëjëw ndeem parce que Abdou Diouf dooméram la waaw Léopold Sédar Senghor mi nga xam ni moo ko léegi ndey pouvoir bi facilement moo ñu ndey tooñ Abdou Diouf Abdoulaye Wade xoolal ñëpp a ko gagné élection yëpp da koo perte élection yi mu dem yëpp da koo perte léegi nag ñun nañu yeewu xam ni Abdou Diouf doon sàccee ndey élection loolu la Macky tànk yooyu la Macky Sall toog bu ñu demee bay tëkkale élection législative 96 ak élection législative yu 2017 ngeen xam ne Sénégal dellu na ginnaaw presque 20 ans ñu dellu ko ginnaaw ci démocratie ma ni 20 ans ñu dellu ko ginnaaw ci démocratie mais nag Macky Sall Abdou Diouf am na luñ ko mayoon parce que am na luñ ko ragalee woon mais yow kenn ragalu la parce que ñu ngi toog di daqaar sa dëjëw ndey suba ngoon guddeeg bëccëg te doo ci mën lëfal ndeyam Assane Diouf waxoon na la ko ne dina jàmb sa dëjëw ndey te doo ci mën dara jàpp ngeen ko foog ne keneen dootul wax David dafa ngi xorom bàcc
kële nuñ ko waxee nitu dëgg day xorom lu saf-sap Badara Lo jóge fële ñëw xoolal gën a di waaye di xorom lu amul fenn wàcc duñ la ko def tant que bàyyi woo sénégalais duñ la bàyyi daxin rek bu daxin bi jeexee ñu mbaxal su mbaxal bi jeexee ñu suppu kànja waaw laax nag la ñuy mujjee laax sa lëfal ndey fa la ñuy mujjee ak yow mais na la leer ni le peuple va t'affronter ñun ay xolal loxoy neen la ñuy yor loxoy neen kattante ndey ak képp ku bépp gémi boo xam ne fas nga yéene jël gaz lacrymogène bépp gémi rek laa wax ci ndigalu ñooñu doome sarab ndem yooyu nga xam ne fayuñu leen di leen tiiraloo ñi leen di fay seen dëjëw ndey bépp gémi nag laa wax bépp gémi bépp gendarme bépp corps habillé boo xam ne jox nañ la ndigal ne la tiiral ci ful bi bu bés boobaa xoolal loo tiiral rek jàppal ni tiiree ko si sa biir dëjëw ndey yéen ñëpp nag yéen ñëpp seen dëjëw ndey soyez républicain doon leen ay républicain te xam ni républicain mooy ki nga xamante ne dëgg la day déglu ndigal mais itam la population avant tout parce que justice dañ ne la justice on la rend au nom du peuple les députés sont élus par le peuple et ils sont là pour le peuple mais le président de la République est élu aussi par le peuple mais il est là pour le peuple mais malheureusement Sénégal léegi boo faloo ñu ne sa liggéey ndey la kumba timboo nga xam ne ab dooméram la boo xamante ni sarat ndem tekkiwu ko Fatick ay dëmm yu kat seen ndey seen maam ñu jële leen Fuuta dañ leen a jële Fuuta tabal leen génnee leen parce que dañ doon taal cuuraay seytaane cuuraay dëmm mënuñu ko résister ñu gàddaay dugg Fatick lekk nañ fa lekkati fa ay dooméram yoo xamante ni mooy loolu Abdou Diouf yow gannaaw centre bi nga xam ne Macky Sall moo la ko tuddee maa ngi fàttali ko man sama premier live bi ma njëkk a def dama ne Abdou Diouf tuddee nañ ko centre Diamniadio loolu rek nga fi am dootoo fi amaat dëjëw ndeeb te centre boobu centre xawma lan international Abdou Diouf bis bu révolution bi taxee dinañ ko nangu soppi tur bi tuddee ko lu mu dee Cheikh Anta Diop buñ ko tuddool si xoolal tuddee ko ndey sax le centre international chien le chien moo tane yow ndax xaj moo la gën Abdou Diouf xaj moo la gën doo dëjëw ndeem markatu taat nga yow yaa fi taxaw wax ne sa famille am na lépp am na toutes les religions am na juif am na sax athée yow mais athée nga Abdou Diouf athée la gëmul yàlla gëmul yonent bi tabaski boo xoolee ni mu daan jullee sax tabaski wala korité su ngeen gisee Abdou Diouf na mu daan jullee ngeen xam ni kii mokkalul julli tàmmul julli Abdou Diouf boo ko xoolee naankatu champagne la day naan comprendre nga du julli ba tey jii nii mooy loolu waaw dooméram la boo xamante ni xoolal bu la yàlla reyul nag gis nga bu la yàlla dimbaliwul rey la ba télévision bi tàkk bu ñu la fa fekkee dinañ téegal sa ndey dinañ fekk sa ndey fa mu nekk daxin ci biir dëjëw ndeyam sa datta ndey Abdou Diouf yow ngay dem ci xalif général amoon loo koy wax dénkoo ko waxoo ko dénk naa la sénégalais yi waxoo ko dénk naa la parti socialiste waxoo ko dénk naa la Khalifa Sall mais nga ne ko dénk naa la Macky Sall nga xam ni seen relation 2012 la tàmbali ci conspiration contre Abdoulaye Wade parce que lan la vous avez un ennemi commun vous aviez un ennemi en commun muy Abdoulaye Wade mais mooy li may wax rek su ma xoolee Macky Sall dama lay gis différence bi mooy Macky dafa pata gàtt yow nga njool sew loolu rek leen utali mais dooméram ji nekkoon ci yow yëpp transmettre nga ko Macky Sall dooméram ji nekkoon ci yow yëpp nag laa wax transmettre nga ko parce que Abdou Diouf bu ngeen fàttali ko du woon communiquer du woon wax saa su mu sant ji gémmiñam njaaxum lay wax mës naa màndi taxaw jàkkaarloog sénégalais yi
ne waa dëkk bi yëpp maay seen baay sa dëjëw ndey man doo sama baay doo sama maam te fu ñu jàkkaarloo ma ni la sa sarap ndey Abdou Diouf kattal sa ndey monsieur Moulin dëjëw ndeyu madame Forage seen caapa ndey sonal ngeen ndey sénégalais yi Abdou Diouf sonal nga ndey sénégalais yi jusqu'à présent boo ñëwee Sénégal ci frais wu état du Sénégal ngay def ci les biens du contribuable waaye kattal sa ndey 20 ans nga nekk ko président de la république terrain sax jéemoo ko jënd wasuma la ak néegu ñax amoo ko fi ba pare nga ne yow sénégalais nga français nga doo dëjëw ndeem comme Macky Sall ni mu nekkee américain seen sarap ndey yéen ñëpp seen caapa ndey laa wax fatt ngeen ndey sénégalais yi mais ñun yéeg nañu leen te duñ leen wàcc man yéeg nañu leen te duñ leen wàcc ay doomeraam yoo xamante ni kenn xamul lu ñu teg fu ngeen si ngalee Macky Sall moom Macky Sall la ma doon wax rek oto ndaraan laa yor moom di dër lëfal ndeem moom Macky Sall waaw parce que ñun ragaluñ li ñuy def Macky Sall yéen ñoom ñoo gën a xam fi gaal seen nekk ñoo gën a xam ni gaal seen tudd ñoo gën a xam ni ñuy def ba jàpp gaal seen dëjëw ndey bu leen neexee jël si ma def leen ma ni Assane Diouf sama sacrifice la ci wàllum xeex mi mais bu leen jàpp ne mukk lii ngeen bëgg a def sàcc ndey ay élection parce que vous savez que vous êtes minoritaire 20% ngeen nekkee Sénégal 20% ngeen nekk Sénégal yéen coalition Benno Bokk Yaakaar gépp nag laa wax 20% ngeen matoo leen sarap ndeyam seen caapa ndey may leen nit ñi jàmm mais lii kenn musu koo gis Assane Diouf nii ngeen ko def lu ma naxarlu ci kër àddina la moo tax ba keroog ngay wàcc Macky Sall dinaa mbaxal sa biir caapa ndey yow Macky Sall ak sa ministre yeeg yëpp sa caga boobu noonu nga xam ni comme ni ko Assane waxee waa PDS yëpp katt nañ ko ñëpp tëddee nañ ndeem Marème Faye Sall caga la du dëjëw ndeem du sarap ndeem moom Marème Faye Sall ab doomeraam la xaaral am na lu ci Assane Diouf waxoon su ma juumul ay doomeraam yoo xamante ni kenn xamul fuñ ñu toppee kenn xamul fu ngeen ñu toppee waaye dinañ téegal seen ndey ba ngeen xam ni téegal nañ seen ndey œil pour œil dent pour dent sa doom Abdou Diouf sa doom Habib Diouf ab juif la dem takk ab juif soppaleku doon juif Habib Diouf juif la juif bu bon yoxut nekk Sénégal ñu naan woy Abdou Diouf woy homme d'état la woon doo sarap ndeyam ab buxat nga première dévaluation ci sa mémoire bind nga ni yëgoon nga ko da nga tendre piège le peuple qui a pris position waaw sa sarap ndey 20 ans yi nga toog yëpp pendant 20 ans Abdou Diouf même bu la fekkee ci biir suuf dinañ ibbi sa biir dëjëw ndey di ko xorom pendant 20 ans yi ñu gouverner yëpp nag dinañ ibbi sa biir dëjëw ndey di ko xorom sa caapa ndey yow Abdou Diouf tey spécial Assane la ma leen di ma Assane Diouf ma dellu si leeral affaire Casamance bi wala balaa ma leen di jox Assane gis nga Casamance loolu ñu naan ay MFDC la xawma kana ko def ay duul la dil bu rëy la nag pour armée Sénégal l'armée sénégalaise mën a am accès mën na dugg biir Casamance ak ay français exploiter ressources naturelles yi ya fa nekk buntu lañ doon ut créé nañ seen bunt mais niñ ko defee moo ñaaw parce que avant màggal Touba bi def naa live avertir ne leen français yi xelal nañ Macky Sall pour tiital sénégalais yi dañuy simuler attentat
mais ay nit dinañ dee ay nit yu baree bari dinañ dee ñu fomb ko fekk ne yoo doomeraam yi lii lañ doon waaj lépp ñoom la Macky Sall la lépp moom Macky Sall la moo kattandeem def loolu doomeraam la dinañ ci indi ay preuve yu leer a leer nag waaw buntu lañ doon ut rek pour dugg biir Casamance mais MFDC ba tey jii may wax ak yéen revendiqué wul attaque barbare yooyu noonu ba tey jii nii seen ndey ci àdduna bi billaahi ay Antoine Diome ay Ablaye Sylla ay doomeram lëkkaloog ay nasaraan di néewal doole seen askan di wax nañ leen néewal doole rek Sénégal moom boo ko néewalee doole xam nga li ma wax mu joxe boppam ngeen jaare fa jënd nit ñi ngeen mënta jënd ngeen néewal leen doole comme ni ngeen def Khalifa Sall bàyyi ndey Khalifa Sall waa yow Macky Sall yow laay waxal sa caapa ndey bàyyil Khalifa Sall complot bi yëpp feeñ na bàyyil Khalifa Sall seen complot yu salte yu katt ndeyam yi affaire combine bëre yooyu affaire Youssou Ndour yu dëgg ndeyam doom njoom la xaw ma njool leen doole comme ni ngeen def Khalifa Sall bàyyi ndey Khalifa Sall waa yow Macky Sall yow laay waxal sa caapa ndey bàyyil Khalifa Sall complot bi yëpp feeñ na bàyyil Khalifa Sall seen complot yu salte yu katt ndeyam yi affaire combine bëre yooyu affaire Youssou Ndour yu dëgg ndeyam yooyu yéen sénégalais yi toog di wax ay Youssou Ndour da ngeen koy sagoo Youssou Ndour gërëm na fi Senghor gërëm na fi Abdou Diouf baayam Abdou Diouf ay baayam parce que yaayam ñu bari ñu xam histoire nee nañu est-ce que moom Abdou Diouf juru ko sa yaayam bindaan la woon ci palais ba pour ma gën ko leeral ay histoire am comme dañuy jaay nit ñi ay jikkoy doomeram di woowee Assane Diouf terroriste te terroriste yi nekk Sénégal ku mel ne Youssou Ndour terroriste bu katt ndeyam yaayam ci biir palais bi la doon liggéeyee ñu bari dañ ne Abdou Diouf moo ko jur ay nit yu katt ndeyam Youssou Ndour gërëm na fi Ablaye Wade ne ko bu dul yow àdduna bi Afrique jàpp ci yow rek yaa ko mën a baaxal lan moo tax Ablaye Wade war koo bonal tey parce que affaire am baaxatu fa kookoo gën a katt ndeyam kuy katt ndeyam may wax yenn xale yi koy fecc xalaatuñu seen avenir mais fecc mi rek la ñuy xalaat ak way yi muy way di duul rek di jéem a utiliser seen xel yi di sàcc alalu réew mi TFM sukkandiku ci RTS bu Sénégal di use suñu antenne parabolique te du ci fay dërëm tax muy martaatu Macky Sall fu mu toll askan wi jooy jëm beneen côté mu toog di duul ànd ak ay faramason di jéem a créer ay festival yaa salaam pour tasaare l'islam waay sa dëjjaw ndey may wax sa baay Iliman Ndour naan ay man xale yu am fulla am per sa doom yëpp ay sàcc lañu Sénégal atte leen ma ak paa Iliman Ndour comme amul sutura wax leen ma lan la fi doomam yi def sàcc alalu askan bi Youssou Ndour a dàq sàcc ñëpp Ngoné Ndour di sàcc Ibrahima Ndour di sàcc Bouba Ndour sàcc alalu Fakine Njaay sama rak àdduna bi yëpp seede ko sàcc ay këram sàcc ay otoom
ma seede ko man Bouba Ndour muy toog naan sama doom yi dama leen a yar sàcc yu raw lañu yaroo leen ay doomeram lañ. one love Assane Diouf one love kenn du Assane barke Serigne Bamba. dem ba ñëpp nekk naa fekk ay paa naa fekk ay meer naa fekk pare ku saaga ñu ne la bul saaga te ñoo dàq saaga. Pa Elimane Ndour bi may jógee Sénégal rek fu mu dugg day présenté boppam maay papa Youssou Ndour loolu laay wax ci Sénégal fu mu dugg Pa Elimane Ndour la wax fu mu dugg Sénégal li muy présenté boppam maay papa Youssou Ndour amer di askan wi ay sàcc yoo xamante ni sàcc nañ Omar Pène sàcc nañ Ismaïla Lo sàcc nañ Baaba Maal sàcc nañ Thione Seck sàcc nañ Cheikh Lo sàcc nañ Abdou Guité Seck sàcc waykat bu ne Fallou Dieng Aline Mbaye Nder Titi Ami Collé ku ne ñu sàcc la yàq ay musiciens yi dul jeex ngay toog naan sama doom yi dama sa doom yi di ay doomeram lañu seen bopp lañ fa nekkal di katt doomu jaambur yi yow war ngaa tiitaroo say doom Bouba Ndour di katt ay doomu jaambur bu ñu yóbbu ko nar a téegal ndeyam Youssou Ndour ñëw naan maay borom TFM suturaal leen ma ngay toog naan sama doom yi yàllaa leen suturaal yow yaa leen suturaal doomeram tamit fii dëgg moo ñu fi bàyyi dëgg moo ñu fi bàyyi. dëgg rek gis nga Assane lu ñuy gën di dem. vendredi soir. ay waxam nañu baal gars yi nañu baal. ay waxam di gën a doon dëgg lu ñuy gën di dem li ñu Assane Diouf doon wax lépp muy gën di feeñ yàllaa ngi leen di feeñal Pape Diouf daanu na. Macky Sall ak Antoine Diome Macky Sall Antoine Diome Diome la xaw ma Diome xaw ma cattu ndeyam ak Ablaye Sylla ñu wax ñu fan la ñu dugal alalu Sénégal waaye ñoom ñëpp ñu toj seen cottu ndey bu ñu leen bàyyi ñu génn Sénégal ñu tabaxal kasa yu bees pour ay doomeram nag laa wax yéen a gën a kat seen ndey ci àdduna bi billaahi ay Antoine Diome ay Ablaye Sylla ay doomeram lëkkaloog ay nasaraan. sama gars yi dégg ngeen ko noonu bu président bi waxee lëggi xam nga après tegaat ci dara sax xam nga mooy loolu quoi wax dëgg yàlla le président Assane xam nga tu nous manques wax dëgg yàlla li ngay gis nga li ngay wax pertinence beeg yépp yow rek la ko yàlla may moo tax su ma gisee doomu sarat ndey mi nekk ci biir Facebook bi di xëccoo loo xamante ni amoo ci lekk amoo ci naan fay ñu la ci man daf may jaaxal kii Assane boo ko déggee ni muy waxee ngeen xam ni kii révolutionnaire la soo ko déggee ni muy waxee ngeen xam ni da doon wax te yàlla tax mais am na ay dooleeraam yoo xamante ni nekkuwuñ ci Facebook bi lu dul lan la kii togg tey ñu yaasa suba am nañ ci droit ñoom moom seen Facebook ñoom moom seen connexion mais bu ñu mbubboo révolution bu ñu mbubboo que ni ay révolutionnaire lañu bu ñu ko mbubboo mukk ci kër àddina yee révolutionnaire day def yëfu révolutionnaire léegi nag yow am nga sañ-sañ nga ni man li Ndoye Bane di def toog jàkkaar xaw ma wareef la xaw ma ban émission toog di duul man loolu laay def que chacun définisse quel rôle il joue mais nañu bàyyi di nax ndey sénégalais yi di leen détourner di leen divertir kenn ku ci nekk am nga ci droit taal sa téléphone yaa ko moom taal sa connexion yaa ko moom def sa live yaa ko moom mais bu ñu kenn fat di ne yow révolutionnaire nga fii révolutionnaire da ngay xorom ni ko Assane Diouf doon defee da ngay xoroma
waaw am na ay yeneen révolutionnaire nag ñoo xam ne amaana ay révolutionnaire lañ mais dañ ciy booley teggin ku ci mel ni Père Ousmane Dramé dañ koy nuyu bu baax di ko gërëm Père Ousmane Dramé mu ngi ñuy jàppale saa su ne di ñu supporter nekk suñu ginnaaw di ñu jox xam-xamam ak léppam wàccee boppam ba mel ni ñun waaw saa suñ naree juum mu ne ñu déedéet du noonu nii la Mouhamed Fadel Dieng ak ñeneen parce que ñun révolution la ñu woote mouvement dafa jot wootewul taaxuraan wootewul sabar wootewul ndaw ràbbin ak gars yi nga xamante ni nag ñu ngi ci biir panel yi WhatsApp Messenger nekk fa bëgg fa nekk di sabar naan dañuy liggéey di dajale xam nga mais waxtaan woo xam ne kenn xamul fu mu jëm kenn xamul bàyyi leen panelu WhatsApp yi amul benn njariñ révolution moo fi xew lii ñuy def nii kenn ku ci nekk mën nga ko am na ñoo xam ne nag yàlla nattoon na leen mënuñu wax am nañ connexion bu doy am nañ téléphone bu baax am nañ jot beeg lépp mais yàlla xëy na mayu leen ñu mën a wax du dañoo ragal mais am na ay dooméraam yoo xamante ni mën na noo wax parce que lépp lu ñu dem gën ci wane seen bopp di tiitaru di guul te duñu mës a def nday live duñu sax fàttali comme ni ko Bada di defee wala man wala keneen kon may leen ndey nit ñi jàmm ñun Macky Sall moo ñu intéressé Massamba intéressé wuñu Mademba intéressé wuñu képp koo xamante ni yaa ngi def révolution naan da ngay ut ay xawma lan waxi dof yoo xamante ni kenn doo mosoo wax Macky ay raay Macky Sall dañu war a di daxin di poob waay lépp ci biir dëjëw ndam loolu mooy dëgg na ñëpp xam ni révolution bi tàmbale na ndax lii ñuy def nii ngeen taal seen connexion nekk biir Sénégal di ma seetaan di seetaan Assane Diouf di seetaan Badaloo di seetaan nitu dëgg di seetaan Davidoff loolu rek révolution la parce que révolution dafa bëri pàcc te lii raam ci ñag bi la jëm de jour en jour nous gagnons en puissance te yàlla xam na ni bësañ ci bësi Macky Sall dina mere lu mu doon juddoo ndax dinañ téegal ndeem Macky Sall dinañ téegal ndeem comme ni ko Assane Diouf doon waxee saa su ne téegal ndeem laa kasa yu bees pullu waaw ñun xoolal xam nañu li ñuy def ragaluñu ci estimer nañu la gravité ak lépp mais anyway am nañ njaboot am nañ famille mais Sénégal d'abord le Sénégal d'abord waaw Modou Lo boobu jarul ngeen koy tontu bloqué naa dem génn na ci live bi ñun dañoo am mission mooy xorom jobbu ndey Macky Sall ñii ñëpp ay bébé lañ ay embryon lañ duñu dara devant ñun ay embryon lañu parce que man ba fii may wax ak yow musuma taal sama Facebook gis koy liveal naan Macky Sall lii ak lii lay fi def lu baax ku ko fi def ñu toj sa cott ndey mani ba ma amee Facebook ba nëgë ni ba live xewee ba tey amul kenn ku taal live am naan day live pour wax ci ay chantier Macky Sall nañu ko jéem ñu xoram seen jobbu ndey ngeen xam nag kenn du Assane Diouf mais xam leen ni moom wan nañu yoon bi xam leen ni ñun ñu ngi ci yoon bi xam leen ni dinañ téegal ndey Macky Sall ak képp ku ànd ak moom saa dàgg xawma saa data sax laay wax saa data am na loo gis tey kat nañ sa ndey kaba ci bopp loolu ce n'est rien ak li lay xaar waaw kat nañ sa ndey kaba ci bopp yow saa data député APR ba nekk ca Touba saa data téegal nañ sa ndey xeeru bopp
parce que ba néega ni yaa ngi dem ci ay meeting di yàq deru Ablaye Wade ñun amuñu fayam Ablaye Wade amuñu fayam yee moo taxit kaba boobu noonu ngay filmer sa bopp beneen yoonee xoolal 7 mètres percal lañ lay laxasee yow saa data beneen yoonee 7 mètres percal lañ lay laxasee bu ñu lay fotowaat ak 7 mètres percal la parce que dina fekk wuy ji nga ndey sa borom na nga bàyyi nit ki mën nga politique sa politique lan nga sekk ak ndey Ablaye Wade yow du yàq Ablaye Wade du yàq Karim Wade mais ba tey Ablaye Wade da leen di déranger Idrissa Seck ngi fii Khalifa Sall écarté ngeen ko ah Barthélémy Dias ba tey jii nii dégg ngeen benn APR si génn naan da koy wax dara parce que moom dafa réew ni ñoom Barthélémy dégg ngeen benn APR si génn Moustapha Cissé Lo li muy rey ndey gat gémmiñam bi mel ni caapa ndey dëmm fu mu ibbee ndey dataam bi rek kenn du dégg est-ce que mos ngeen dégg Moustapha Cissé Lo naan day attaqué ni ñu koy wax Barthélémy Dias wala Bamba Fall man ñooñu ay gor lañu Barthélémy Dias Bamba Fall ay gor lañu ñooñu noonu ay Aïssata Tall Sall man duma socialiste de duma socialiste duma démocrate man patriote la mais dëgg bu jotee dañ koy wax kii Bamba Fall biir PS ñeent ñi daal laa xam ne ñoo fay gor laa wax ci ñi ma xam xëy na am na ñeneen mais Bamba Fall Barthélémy Dias Aïssata Tall Sall ñooñu ay gor lañ ay garmi lañ waaw parce que bu leen neexoon ñu def ni ndey ay sëriñ Mbaye Thiam nga xam ni caga la nilaar la ba pare ñu dem jox ko suñu ministère de l'enseignement Serigne Mbaye Thiam nga xam ni moo gën a nilaar Serigne Mbaye Thiam Mame Mbaye Niang kese la tane ci gouvernement Macky Sall Mame Mbaye Niang kese ak Ablaye Diop ñoom ñaar la ci tane ci ministre yi Serigne Mbaye Thiam moo gën a nilaar larbin la markatu taat la waaw mais ñoom ñooñu noonu ay Bamba Fall Barthélémy mënoon nañ fi ne ñu ko Khalifa ne ko saay li ngay def ni jëmul kër kañ dem lekk suñuy million par weer te noppi mais ñoom gëm nañ li ñuy gëm xam ne dañoo war a xeex pour le Sénégal loolu mooy dëgg mu ngi mel ni biir PDS même chose am na ay gor ñoo xamante ni nguur taxul parce que politiciens yi nañu bàyyi di leen diaboliser naan ñoom ñëpp a yem xam nga ñan ñoo wax ne politiciens yëpp a yem apéristes yi rek parce que ñoom xam nañ ni ñoom ñooy la pire race des politiciens ñoom APR yi apéristes yi ànd pour réew mi waa APR foo leen fekk seen slogan boobu noonu fu ngeen gis laa wax fu ngeen gis nit ku naan man de du ma politique mais politiciens yëpp a yem xoolal boo ko gëstoo ba ci biir Macky Sall lu leer laa leen di wax barke Serigne Bamba politiciens yi yàlla yemalewul dara amul lu mu yemale ci kër àddina am na ñoo xam ne dañuy politique ku ci mel ni Thierno Alassane Sall APR la nekkoon mais ba ci biir APR sax am na ñoo xam ne ils sont dignes ils font leur travail sans voler am na ci mais 99,9% des apéristes ay dooméram lañu te ñi ci gën a dooméram nag ñi gën a dooméram ci biir APR mooy transhumants yi ay Serigne Mbacke Ndiaye xoolal bu ñu judoogul ba nëgëni ay Tanor Dieng nga xamante ni xoolal man sama papa boobu amaana xamagul sax jigéen peut-être bi ay Macky ay kii di ay Tanor Dieng ay Moustapha Niass doomi sarap nde waxuma la ak nag juddu nga juddu di dégg ay homme d'état 1993 les hommes du changement loolu la Le Soleil titré woon les hommes du changement def ci ay Djiboka def ci ay Moustapha Niass def ci ay Ablaye Bathily ay Landing Savané ne ñooñu ñooy les hommes du changement ndekete yoo ñooñu noonu ñoom ñooy xoolal ñun nar a sànq ndey Sénégal ndax Sénégal dafa raté départ am dëgg la
mais Abdou Diouf bu amoon vision doonoon liggéeykat en 20 ans lii Abdoulaye Wade def biir Sénégal su ko defoon wax dëgg yàlla Sénégal du toll fii ab doomeram la boo xamante ni mooy loolu. mais nag c'est le moment comme ñun ndaw yi xam nañ suñu bopp xam nañ ñun ñooy kan xam nañ ni Sénégal ñun ñoo ko moom sëriñ si moomuñu ko ñun ñoo dem ci sëriñ si xam nga sëriñ si ñëwuñu amul benn pacte bu ñu si ñoom ñun ñoo dem ba ci ñoom ne leen kat ah jox naa la sama bopp dénk naa la sama bopp te yàlla tax ay mbirim àddina parce que man su ma gisee koo xam ne day balaa moo takk jabar balaa moo puub sax day dem laaj sëriñam waaw te du dem laaj sëriñam mukk lan la yàlla wax ci lii yàlla wax ci lii mais waxi jaaxaan rek ay damaa bëgg a dem de tukkeeg loo ci gis bu la nee noo bul dem doo dem damaa bëgg a dem puubi waxi dof yoo xamante ni kenn xamul pour lan la mais la ma leen waxoon rek moo xam murit la moo xam tiijaan la moo xam ñaseen la respecté nañ leen torop parce que ñun dañoo bëgg a baax man am naa wasila am naa sëriñ fonk ko lool mais sekkuñu voteleel diw ma ko di ko votel kooku dama bëgg mu leer li ma lay bëgg li ma lay gëm ah sekkuñu votelal Macky Sall mu ngi mel ni benn sa sëriñ ne la noonoo am nga sañ-sañ njaaloo loolu du bàkkaar même chose la rek wala sangara araamul Macky Sall moo gën a pire sangara moo gën a pire drogue dure moo gën a pire njaaloo Macky Sall votel ko ci yoonu yàlla naan sangara moo ko gën loolu fatwa la sax te man maa dëgër fii sax génnee boobu fatwa Macky Sall nga votel ko demal nga naan sangara moo ko gën parce que bis nga boo ko votelee boo naanee sangara li ngay lor bu bëri mais votel nga Macky Sall di nga lor 15 millions de Sénégalais parce que Macky Sall dafa bëgg a toog ba keroog muy dee nekk président de la République loolu lañ ko sanc xërëmam yëpp comme ay Yékini yëfu mbër yooyu moom yooyu la gëm ay xërëm ay wàccaa yooyu la gëm moom Macky Sall ay affaire de xërëm moo tax dafa signé pacte ak le diable pour rester au pouvoir à vie looloo waral benn ñaar ñett 8 personnes dee nañ stade Demba Diop 30 personnes dee nañu Daaka 42 femmes dee nañu ci géej ci dex fële ca Joal kenn mënul lim lépp Macky Sall ñi mu sacrifié lépp kenn mënu koo lim mais bu soobee yàlla 2019 di nga dem ci nii mbaa nga dem ci nee ndax ñun suñu xoolal boo demul nit laa ilaha loolu xalaatu ko sax boo demul loolu xalaatu ko c'est même gis nga waa APR yi niñ toogee temps yi di ci seen communication bu ngeen déggee ñoom waa APR yi seen communication mooy élection premier tour maanaam loolu la ñu bëgg def suñu xel yi nga xam ni bu premier tour jotee rek ñu ne voilà conseil constitutionnel joxe na résultat woy moom mooy définir ñu ne non nañu respecté li conseil constitutionnel wax avocat seytaane yi génn ne non man avocat laa dëgg la comme li xewoon ci référendum bi maître Mame Adama Gueye magistrat nga dara warulaa tënk waroo taxaw ne man en tant que avocat bu ñu joxee jugement dama ko war a accepter mais c'est archi faux waxoo dëgg malgré que opposant nga mais côté boobu da nga faa nelaw waroo taxaw ci télé bi conseil constitutionnel wax Macky Sall ne mënul wàññi 7 ans te leer na la ni amul compétence boobu noonu conseil constitutionnel mënul féete kaw président de la république Macky Sall ñun ñoo ko fal moom moo fal conseil constitutionnel bëgg ko féete kaw loolu est-ce que loolu logique na conseil constitutionnel boobu léegi nga xam ni lépp lu mu joxe ay décision la Macky Sall ci lay yaakaar pour jàll dès le premier tour même bu amee 20% laa wax
même bu amee 20% dëkk yi tàq ci sous région bi yëpp nag conseil constitutionnel moo ko taal waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat dëkk yi tàq ci Afrique yëpp bi ci gën a fës muy Côte d'Ivoire la fa xew ñëpp xam nañ ne conseil constitutionnel moo taxaw wax lu dul dëgg ba dëkk ba tàq suñu conseil constitutionnel bii ak magistrat ñenn ci magistrat yii pare nañ pour sacrifier askan wi pour que Macky Sall nekk au pouvoir à vie Macky Sall deuxième mandat intéressé wu ko troisième mandat intéressé wu ko président à vie parce que li ñuy def li ñu nekkee nii même bu defee troisième mandat bu wàccee xam na ni dinañ téegal ndeem kon moom président ba keroog muy dee loolu rek la bëgg a def te loolu duñ ko ko may nañu jaral lii suñu bakkan nañu ko jaral il faut sauver le soldat Sénégal il faut sauver le Sénégal sama gaay dafa jot ñoom président bu doon patriote dafa jot ñoom ay opposants yoo xamante ni dañuy bu ñu nekkul au pouvoir rek dem bëgg a transhumé naan dañuy dem au pouvoir naan dañuy dimbali ndey président ay Serigne Mbacké Ndiaye xombal ga nga dëkk amoo fa base politique ndax dëkkoo Dakar waaw ñoom dañoo ñëw Dakar politique moo tax ñu xam leen waaw ay Sacré-Cœur ay Mermoz ak fan ak fële nuñ koy waxate cité Biagui foofu la ñuy dem dëkk foofu ñoom amuñu ay affaire de politique si cité yooyu ñoom fa la ñu dëkk nag mais ñi ci ëpp ay kaw lañ ay Souleymane Ndéné Ndiaye ba mu nekkee premier ministre lay dooraam fitu naan day jéem a laaj mairie bu Kaolack mu dem ñu téegal ndeyam kon sama gaay nañu yeewu xippi suñuy bët xam ni il faut redresser la barre c'est le moment ndax li ñuy dund nii actuellement du dara parce que actuellement yéen ñu ngi leen di permettre sax ngeen am Facebook ngeen am connexion ngeen am jàmm di dox di dem ak ñëw mais wallahi sàggan nañu ba Macky Sall am deuxième mandat mooy que ni du ngeen amati accès internet comme ay Corée du Nord loolu la ñuy dund parce que conquête troisième mandat bi moo koy waral conquête troisième mandat bi mooy waral restriction des libertés yi dañ koy gën a accentuer kon dama bëgg ngeen bàyyi xel ci bu baax li may wax sama gars yi Macky Sall n'aura jamais un deuxième mandat waxuma troisième il doit dégager ci 2018 bii ci kàttanu yàlla war na dégager ci kàttanu yàlla nag waaw bu demee ba ci biir bëgg a teg nag teg carte yi mu leer jëlee Aly Ngouille Ndiaye ci ministère bi nga ko fi teg jëlee Aly Ngouille Ndiaye parce que Aly Ngouille Ndiaye man ñemewu ma ko dama ko ragal dëmm la sàcc la loolu la jàng moom sàcc la jàng sàcc naka la ñuy sàccee ndey élection naka la ñuy détourner xaalis affaire ArcelorMittal premier scandale bi Macky Sall def en 2013 ArcelorMittal lépp ci loxo moom Aly Ngouille Ndiaye lépp moom la deuxième scandale bi nga xamante ne mooy Petrotim nga xam ne Aline Sall kayit bi bind bi tax ñu signé décret bi Aly Ngouille Ndiaye moo ko rédigé ak yeneen kon nañu yeewu Aly Ngouille Ndiaye buñ ko defee ministère de l'intérieur c'est pas par hasard c'est purement politique daf ko calculer bu baax xam ni Aly Ngouille Ndiaye kese moo sañ li mu bëgg moom Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye rek a ko sañ waaw parce que bu ñu demee ba ministre de l'intérieur taxaw 31 décembre mu ne bu kenn taal pétard te man ba ma juddoo ba tey 31 décembre ñu man bu ma fekkoon Sénégal moom dinaa taal pétard ba gars yi mere ma damay fanaanee taal pétard man du ma jënd pétard du ma yàq suma xaalis si loolu mais su ma fekkoon Sénégal billahi dinaa taal pétard ba Aly Ngouille Ndiaye mere ma moo tax kontaan naa ci sénégalais yi loolu la il faut braver les interdits am na ay interdits yoo xam ne kenn du ko respecté loolu gàcce la
ministre de l'intérieur bind arrêté ne tere na pétard 31 décembre sénégalais yi ne ko sa dëjëw ndey taal pétard yépp samp ko ci biir tuunu ndey Ali Ngouille Ndiaye taal ko fa muy tëf 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 loolu dama fier ci sénégalais yi ko def loolu day firndeel que ni le message de Assane Diouf a bien passé fippu waaw loolu rek moo ñu mën a may suñu liberté apartheid bi amoon ca Afrique du Sud fippu moo leen ci génnee Blaise Compaoré 27 ans de pouvoir mu def ko Burkina bëggoon laajaat beneen mandat un 6e xaw ma 5e mandat burkinabé yi ne du ci dal fippu dem boyal ndey assemblée nationale bi kon ñun sénégalais yi ñaan xam nga sénégalais dafa am jom sénégalais gaynde la ak yooyu yëpp c'est le moment de montrer que ni ñun ay gaynde lañu waaw mais bu leen fàtte mukk ne tant que waxtu yu jotul bu kenn def dara nañ leen seetaan rek ñu jàpp ne ñoom ils ont le contrôle de la situation fekk contrôler wuñ dara waaw ñun ñoo contrôler lépp actuellement te balaa ñu koo xam rek wallahi ñu yegg fa dinañ leen jaay suñu lépp waaw dinañ leen jaay suñu lépp nag sama gaay di leen bëggee bu wér a wér li ma war a wax bëri na comme chaque année chaque live li ma war a wax bari na mais mënuñ wax lépp dañuy junj rek à chaque fois dañuy junj rek ba tax na dañ leen di jox daje alxames wala aljuma rek suñ ko jekkoo rek incha allah ci diggante bi dafa jot TV mu ngi fi dina leen présenter ay liveurs yoo xamante ne day waaw yaa ma gën a xam Mame Sène war na def benn émission suba wax sa xalaat képp koo xamante ne bëgg nga wax te amoo opportunité wax fexeel ak yow ak Mame Sène ngeen nekk xarit nga ajouté ko bu ko defee nga mën ko woo suba ci émission wax sa xalaat bi muy animé dans l'après-midi à partir de 15h yéen ñëpp parce que sénégalais yi dañu war a wax révolution bi tàq na bal bi tàq na fii ak may ñëwaat Badara Lo dina fi jaaraat fii ak may ñëwaat nitu dëgg aussi dina fi jaaraat comme chaque instant rek doggali kenn ku ci nekk rek yaa ma gën a xam maa ngi big up ñëpp di gërëm ñëpp waaw di kontaan ci yéen parce que yéen ay patriote ngeen comme ni ma koy waxee saa su ne ñun waa dafa jot ñun ay militant lañu woon waa dafa jot gépp mais dañoo simmi suñuy mbubu militant teg nële sol suñuy mbubu patriote fas yéene xeexee maillot patriote boobu noonu dafa jot les patriotes nag ay patriote kese ci ne ndax ay xalifiste ngi ci ay karimiste ngi ci Pastef réew mi ñëpp a ngi ci le patriotisme rek mooy compter bu ñu xeexee li ñuy xeex ba noppi redresser suñu réew teg ko ci yoon bu jub bu ko defee ñu joŋante ci jàmm ak salaam bu yàlla mayee ndam Khalifa Sall mu nekk suñu président ñu nangu ko bu yàlla mayee ndey ndam Karim Wade mu nekk suñu président ñu nangu ko bu yàlla mayee ndam Idrissa Seck wala Ousmane Sonko ñu nangu ko mais démocratie moo nanguwul ngay taxaw naan diw gis ngeen Donald Trump suñu Idrissa Seck ko gën Karim Wade ko gën Macky Sall ko gën te mu ngi diriger la première puissance du monde muy les États-Unis escroc la doomeram la mais lu tax tey jii nii Donald Trump du ñemee def ay tuuxi duuna parce que daa am système bu ko tënk am na lu muy fu muy yegg ak américains yi dañ koy destituer rapidement ay dëkk yu mel ni Brésil seen présidente ba Dilma Rousseff
dañ ko destituer. Afrique du Sud bii nga xam ne tout près ci biir Afrique Zuma ba mu fi bëggee def ay woon naka sudul noonu dañ ko takkal ay pot. loolu mooy démocratie nañu xool suñu système ñun amuñu problème mu leader Karim Wade Khalifa Sall Idrissa Seck Ousmane Sonko koo ci jox réew mi mu doxal ko mais dafay fekk ni système bi changé mais système bii nga xam ne nag depuis 1960 ba léegi ni dañ koy améliorer rek maanaam dañuy améliorer système bi pour gën a mën a noot askan wi tant que système boobu mu ngi fi tant que mu ngi fi ilimaanu jàkka wala abbe buñ ko joxoon réew mi itam mu doon dictateur rek parce que olof Njaay nee na ku ne nguur neexul da nga cee bokkul. kon sama gars yi maa leen di bëggee ma joxaat leen Assane Diouf encore une fois bu ko defee ngeen dégg les vérités de Assane su ko defee sama gars yi waaw yéen a ma fi rafet dégg naa ñëpp ziar naa ñëpp kontaan naa ci yéen bu wér kontaan naa ci ñëpp di leen bëggee lu bare. ñi ngi dimbali yeneen réew yi. bi nga ñuy xeex seen liberté bu ko defee ñoom dootuñu dimbali kenn ñëpp moom seen bopp. freedom ñoom président yoo xamante ni dañ leen a wax ne oh nañu contrôler sénégalais yi contrôler journal yi tiital waa réew mi napp leen parce que ay français leen jiital. Macky Sall yaa ubbi sa lëfal ndey Macky Sall laa wax nag Macky Sall doomu Kumba Kimbo ak Mamadou Abdoul Sall Macky yaa toj sa lëfal ndey Macky Abdoulaye Wade gor la nag Abdoulaye Wade gor la moo tax xolal lépp lay fekke bu ñuy toroxal sa lëfal ndey Abdoulaye Wade da koy fekke te li ma gën a kontaan loo mooy Karim Wade ngi dund Assane Diouf fa ngi dund sëñ Mamour Macky ngi dund seede ma démb ci samay saaga parce que mënta saaga te fan yëpp maa ngi koy saagaal te xam naa ne sëñ Moustapha Sall wa ngi dund sama yaay ngi dund ba léegi ñaanal leen ko mu gën a am wér gi yaram parce que dinañ gisante te Sénégal laa koy fekk. Macky Sall man Assane laa tudd Diouf laa sant suma papa Ablaye la tudd Cheikh Anta Diop mooy suma nijaay Cheikh Anta Ceytu sama yaay ñu tudde ko Daba Segu Serigne Moustapha Ceytu maam Cheikh Anta Segu yow mënoo dekkal Segu te yow doo dekkal nasaraan biir Sénégal moo tax fu ma la fekk dinaa toj sa cottu ndey Macky Sall fu ma la fekk dinaa kat sa ndey man maa ko wax man kenn mënu maa tere saaga parce que li may saaga xam naa ko ñi xamul li may saaga nag bu leen neexee ñu toog rek yor seen làmmiñ parce que yow yaay suukari seen café mais man suukaroo sama café Macky Sall complot bi dafa yàgg Macky Sall laa wax lii may wax nii sénégalais yi gën leen partager vidéo yi parce que Macky Sall laay waxal nag Macky Sall complot bi dafa yàgg Macky Sall complot bi di attaayal Idrissa Seck sa jabar di ko toggal ay mbaxalu Saalum ba bëgg a tëdd Idi ndax